mbokk téléspectateurs yi ñi ngi leen di nuyu di rafetlu seeni kóolute tey jii ñu amal plateau spécial boo xamee ni dañuy waxtaan ci wàllu njàng mi xam nañ ni plateau bi sax yàggoon nañ ko programmé parce que tey jii fii ñu toog nii dañoo waroon nekk di jokkoog suñuy reporter suñuy correspondants yi pour xam ci ban anam la ouverture des classes yi am mais loolu mujjul sotti ndaxte ci guddi le communiqué génn wax ni ubbiteg école boobu toxal nañu ko loolu nag la ñuy toog waxtaane ko ak suñuy ñaari invité di Siley Gorbal Sy bokk ci éducation pour tous monsieur Sy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. di nuyu tamit sunu doyen Bouba Diop professeur Bouba Diop bokkoon Kongad nekk médiateur ñu yàgg ko xam yàgg ko gis ci wàllu njàng mi moom tamit teew fii ngir waxtaan ak ñun monsieur Diop maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi jël nuyu bi di nuyu mbokk yi ñuy déglu waa réew mi yëpp. ak ñi nekk ci réew yi itam te bëgg Sénégal ñun ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm. voilà li waral coow li nag Ziguinchor la jógee parce que nee nañu foofu dañu fa testé lu toll ci fukki enseignants yoo xam ni dañoo positif loolu tax ba nguur gi njiitu réew mi jël ndogal toxal ubbiteeg école bi nga xam ni tey lañ ko namoon ci ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci classe d'examen yi xam naa ni du ñàkk sax dinañu si jokkook ak ndaw li ñu toogal foofu ca Ziguinchor di Boubacar Diassi dañuy commencer ak sunu doyen Bouba Diop doyen yow naka nga gisee reculade bi parce que tamit bon mën nañu wax reculade parce que ci enseignants yi ci syndicats yi ñu bari ñu ngi doon wax ni ubbi bi mënul am dañu ko bëgg nu mu tuddati dañu ko bëgg précipité ba tax au dernier moment lenn juddu présidence jël ndogalam yow naka nga jàngatee loolu yëpp. waaw maa ngi rafetlu li ngeen ma boole ci waxtaan wi démb bi ma seen naataango Astou Mbène waxee da ngeen bëgg ma ñëw bokk ci waxtaan wi booba comme ni nga ko waxee xamuñu woon lan moo nar a am dañ ñëwoon rek daañu xool ndax daara yi ubbi nañu. may rafetlu loolu yéen ñi yore yéenekaay yi ni ngeen ko liggéey baax na maanaam bu fekkee sax am na beneen dogal bu ñëw bu nga xam ni dafa safaanoog li ñu jëkkoon laaj na ñu waxtaan ba léegi xam nga mbir mi fii ma toogi man. wax nga dëgg dama doon jàngale nekk gëstukat ci université waaye bokk ci mbootaay yi itam nekk waa réew mi bon waxtaan wi ñëpp la soxal waa réew mi soxal nañ xale yi ñiy jàng xale yi ñiy jàngale ak waajur yi léegi li nga ma laaj bettu ma ndaxte balaa may ñëw am na mbootaay bi nga xam ne dafa likkale ñëpp ñu nga xam ni jàngalekat lañu gëstukat ak waajur yi ñu tuddee ko COSYDEP am na lu mu bind démb ni mu xaymaa jéego yi ñuy def ci yoon woowu nga xam dañu bëgg ubbi ku man bi ma ko jàngee ba gis li mat ak li matul ma xam ni mbir mi dana jafe bon waxoon nañ ko te fii itam ngay toog ci émission bi suma xarit Kalidou Diallo toog nañ fi waxtaan nañ ni ñu ni mbiru jàng ubbi ko laajul rek jàngalekat yi nii war nañ ko ubbi dañu war a déglu ñu bare ñii jàng wax nañu xam nga ñun ñoo jàngal xale yi ba ni leen da ngeen war gouvernement scolaire xale yi wax nañu boobu ak léegi am na ñaari ay bés waajur yi wax nañu jàngalekat yi wax nañu gouvernement bi wax nañu ndax déglu nañu ñëpp ak itam ndax ñi nga xam ne ñooy yore paj mi déglu nañu rek boo xaymaa li nga xam ni moom la ko si dem génne nga xam ni am na yu sotteegul ci mbirum kaaraange gi ci mbirum maanaam lañ fa war a def mu ci ngir set yooyu yëpp yu ci bare sotteegul am na lu sotti am lu sotteegul ñoom nag li ma ci rafetlu mooy dañuy dafa am ñetti jéego benn bi mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñett ak ñaar fukki fan juróom-ñett dañu xool gis am lu ñu gis ñu ni tey nañu tey xool tey li xew joxe juróomi fan ci weeru soin bu boobaa nit ñi daañu gën a xam ndax mbir mi mën na am ak wala lu sotti loolu dafa naa yoon woowu buñ ko toppoon ak buñ ko toppee daañu mën a mucc waaye bu fekkee dañ ko comme ni nga ko waxee yàkkamti këtti du sotti. kon nag dañuy dellu ci dañuy dem Ziguinchor fekki fa Boubacar Diassi di ndaw lu ñu fa toogal Ziguinchor nga xam ne ni la fa xew moom moo waral toxal la ubbiteeg l'école bi tey jii Boubacar Diassi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ
voilà Boubacar Diassi Ziguinchor foofu daal la ñu ni la ñoo testé 10 enseignants yoo xamee ni dañu fa dellu si ngir amal ubbiteeg école bi loo ñu mën a wax ci loolu. waaw Cheikh Tidiane Diaw balaa ma gannaaw ma leen nuyoo dalal leen fii ci diwaan Ziguinchor yow ak li nga toogal ci plateau bi ma confirmé effectivement ni ñu ngi ni déjà en face de l'IA de Ziguinchor di enseignants yi nga xamante ne ñoom la ñu testé positif fii ci département fii ci région de Ziguinchor lu am la ndaxte bi ñun dañu def nañu recoupé information bi wax nañu sax ni échantillon de 50 enseignants rek la ñuy jël li si ko waxee information à vérifier mais quand même loolu lañ am fii fu mu nekk nii Ziguinchor comme information alors effectivement am na CRD bi nga xamante ne ñun teewoon nañ ko fii ci gouvernance bu Ziguinchor ñu wax yaa wax ni 940 et quelques enseignants la ñuy xaarandi ñu war a jógee ci yeneen diwaan yi ñu wut ci Ziguinchor ngir ñuy jàngale ci ndax fii mooy seen lieu de service mais confinement bi tax na ñu nekk ci seen région confinement bi jàppale foofu nag donc suñu jàppee ni 1 millier d'enseignants à peu près lañ doon xaarandi fii ci Ziguinchor vague bu njëkk bu ñëw jógee Dakar ñooñu lañu di testé donc ñu jàpp ni 10 sites positif nañu am na sax selon suñu information yi ay résultats yu nekk di xaarandi pour seet ba xam ñoom tamit dina am ay cas positif ou pas donc ñu nekk fii devant l'IA de Ziguinchor ndaxte bu mu amee tàkk la ñu ñëw fii ci IA di seet ba xam ne nañu mën wax loo patron bi mais fu mu nekk nii mënagul wax alors ñu ci côté santé bi yëpp malheureusement patron bi it mi nga xamante ne moom moo fi ngànk région bi moom tam mënagul wax ndax ki defee wax nañu ba pare te ñu ngi xaaral di aussi benn déclaration à 10 heures comme tous les jours depuis commencement mbas mi donc Cheikh Tidiane Diaw ñu jàpp ni enseignants yi ñoom presque pare woon nañu pour reprendre donc li nga xamante ne moom mooy cours yi ndaxte jox nañu déjà li nga xamante moom mooy le matériel d'accompagnement et de gestion du protocole sanitaire ci école yi ba sax ñu former ay enseignants à l'utilisation des thermoflasheurs lépp luy enseignant ci Ziguinchor école yi tànn nañu ay enseignants pour yéen def li nga xam ne moom mooy le séminaire de formation à l'utilisation donc des thermoflasheurs kon pour le moment daal loolu la ñu amagum comme information ci diwaan bi Ziguinchor ci Seydou Diawo boo amul li ngay laajaat encore donc ñuy delloo la kii bi. voilà waaw balaa ma lay bàyyi sax Boubacar est-ce que xibaar boobu du gën a mettil nekk waaye enseignants yi foofu parce que ñu bari dañ doon ragal stigmatisation bi am suñu gisee ñenn ñi ñëw feebar est-ce que du gën a jafeel seen i nekkin foofu. alors xam nga Ziguinchor amoon na déjà 2 cas yoo xamante ne ay enseignants la yu am donc coronavirus yi ce sont des cas benn cas importé jóge Guinée-Bissau ak benn cas contact yi boo leen fàttale ko am na benn patient bu 73 ans bi amoon issue du cas communautaire de la transmission communautaire te mu amoon Covid-19 bi parmi ces cas contact am na ci doomam boo xamante ne enseignant la kon Ziguinchor déjà am na expérience bu gàtt bi nga xamante ne am na ay enseignants yu am Covid-19 ba tax na ci condition yooyu nag vraiment kenn stigmatisé wul enseignants yi jusqu'à en tout cas ba tey donc les cas donc les 10 cas là mën nañu ndox ni du tax ba Ziguinchor waaye stigmatisé enseignants yi man sax balaa nga ñëw IA jot naa jaar ci benn banque pour vérifier ndaxte xam nga fin du mois bi ba léegi nit ñi ñu ngi fayeeku ba vérifier ba xam effectivement am na enseignants yoo xamante ne ñu ngi fayeeku mais comme si de rien n'était kenn joxoñul benn enseignant devant cette banque là donc c'était un peu justement pour vérifier ba xam kenn du joxoñ enseignants yi ci dafa région bu Ziguinchor. voilà merci Boubacar Diassi xam naa dinañu dikkaat ci yow ci sunu xibaar yi ci kanam voilà monsieur Sy dégg nga xibaar bi ci échantillon bu xawma 500 rek ñu génne ci 10 cas positifs loolu yëpp est-ce que du wane ni que quand même que décision bi ñu jëloon pour tijji école yi que quand même c'était vraiment précipité parce que quand même lii bettul kenn ñëpp lii lañ doon xaar que vague enseignants yi fi jóge keroog ak anam yi ñu fi jógee lu mel nii mënul woon ñàkk. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm si li ngeen ñu boole ci invitation bi way ñun ni ko doyen boobu waxee léegi am na fi ay bés yu bari ay jours gouvernement bi mu ngi doon préparer rentrée bi ak acteurs yëpp ñun nag kon ñu ngi yëngu ci éducation coalition éducation pour tous joxoon nañu proposition gouvernement bi li ñu wax ni léegi ci proposition yi ñu joxoon gouvernement bi waxoon nañ ne nañu mettre en quarantaine comme li nga waxoon léegi enseignants yi balaa ñuy rejoindre le oui parce que mënuñu comprendre quand même ku jógee ci épicentre foyer nga jëlee fa nit
ci diirub semaine pour mu dem opérationnel. parce que comme feebar bi spécialiste yëpp wax nañ ñu durée d'incubation bi 14 jours la. xanaa kay soo jëlee nit sooy yóbbu nit. balaa nga koy bàyyi mu fonctionnel au moins nga bàyyi ko ci diirub 14 jours yooyu après su nga defal ko test parce que ñu si ëpp tamit ay asymptomatique lañ. parce que dañuy yor feebar bi waaye du leen tëral. dañuy doxi seen soxla. waaw dañuy doxi seen soxla parce que lu tax mu nekk surprise sax parce que comité boobu bi ministère éducation mettoon en place ak yeneen acteurs yëpp amoon aussi yeneen secteur mooy éducation mooy santé par exemple dañu doon recueillir avis ministère de la santé man li ma jaaxal mooy lu tax. ministère comité ñi bokkoon ci ministère de la santé ñi bokkoon ci comité bi joxuñu woon ay décision dañu war a def mettre en quarantaine enseignants yooyu balaa ñu rejoindre seen lieu de service vraiment lu tax loolu encore amoon na aussi yeneen secteur comme ni transport ak yooyu yëpp bokkoon nañ ci parce que ministère de l'éducation waxoon na am na au moins 14 ministères yi nga xam ne bokkoon nañ dina leen xelal pour ñu seet lu ñu war a def ba ubbite bi jaar yoon. waaw mais professeur comme ni ñu ko waxee rek yii yëpp tamit est-ce que du tuddati stratégie la boo xamee ni dañu ko lal te xamuñ ci lu ñu ko wekk parce que quand même lii yëpp c'était visible même pour koo xamee ni pas même un esprit pas éclairé xamoon na ni situation bu mel nii ça allait se poser et quand on dit gouverner c'est prévoir c'est planifier lii yëpp mënoon nañ ko. waaw xam nga Sidi Diaw li ñu dal. dañ ci war a jàngat lu bare xam nga jàng dafa am ñetti melo jàng mi ngi door ci kër waajur yi ak yéen ñi yore yéenekaay yi kooku moom la ñuy wax éducation informelle kooku moom mooy li nga xam ni dafa sax mu am jàng bu nga xam ni dañ koy def ci mbaar yi ci daara yi am njàng mu nga xam ni mbootaay yi ñu koy def xam nga ñi kii bokk nañ ci mbootaay dañuy dajee Dakar dañuy dajee Paris ci UNESCO gi yooyu réew boo bëggee mu dox day fekk mu leer sa bopp njàng nu mu demee Sénégal fi ñu toll nii xam nga wax ji tey jii lii ngeen ñu woo mooy jàng bi nga xam ni moom la ñuy def ci mbaar yi ci daara yi te ma yëgal ni am na daara yu nga xam ni bi corona bi duggee Sénégal ba léegi ñu ngi wéy di jàngale kooku man maa ko wax parce que maa ngi leen di gis. est-ce que gouvernement bi laaj na ñooñu ñi nga xam ne ñoo ngi yore seen daara di dawal xale yi di fa nekk naka la ñu def ba loolu mën a am parce que xam nga mbir bi ñooñu tamit est-ce que nekkuñu en infraction par rapport à la man dama lay wax li am waxuma xam ndax def nañu infraction li may wax mooy daal ñu ngi dund te ñu ngi ci réew mi waaw dafa mel ni mais loolu est-ce que xam nga réew boo koy saytu da ngay xam lu xew yëpp ñooñu est-ce que laaj nañ leen naka la ñu def mën naa am ñoo ngay raxasu mën naa am ñoo ngi yore seen masque ak yooyu réew mi loolu maa la wax ni am na fi waxuma la sax ndar ga may jógee waaye fii ci Dakar am na fi bon dañu war a seet loolu léegi dañuy nuyu di ñaanal ñi nga xam ni jàngoro ji dugg na si ñoom ñu wér ñu dellu si waat mbirum ni ko Gorobal waxee xam nga jàng dafa am ñi dem ak dikk même bu dee sax ci mbootaay la am ñi nga xam ni da nga am nañu fay lekke am nañu fay naan am na dañuy laab loolu yëpp da ngay seet ndax dajale nga ko ndax tey bi ñu defee ay tegtal dañu yore seen lampe à poche ni lii dëkk bi dafa lëndëm adduna bi dafa lëndëm lampe à poche ni fii nga koy teg bu leeree ngay xuus dem mais defuñu loolu dañuy def ndànk parce que mbir mi yow li nga xam ne jàngoro ji xamoo ni muy demee loolu moo ñu dal te ma daaneel fenn gis nga mbirum jàng tey jii li ñu dal Sénégal sax am na ñu wërsëg ndaxte njàng mi bu leeree ba nit ñi am ci jéego ci la yeneen yi mën a sotti yeneen yi ñuy fërëx yi di dem yëpp xam nga lu tax jàng ci la lépp nag Sénégal gouvernement bi njëkk am président Mamadou Dia li ñu may laaj premier gouvernement bi am ci Sénégal benn ministre la amoon mu toppatoo mbirum njàng éducation sax te kooku docteur la woon François Dieng docteur la woon universitaire la kooku bañ ko joxee affaire yi booba ministère yi bari yi amul ay culture donc mbirum jàng réew jàng ak wér-gu-yaram mooy suuxat réew loolu tax dañ ci war a dellu ci waat jàngat ci nag ndaxte mbirum jàng mi dafa feeñal yu bëri bëri ndaxte dem ak dikk bi ak ngi ci koom-koom baa ngi fi lekk baa ngi ci naan premier gouvernement wu Sénégal benn ministre moo amoon bu nga xam day toppatoo loolu yëpp yi leer
léegi nag comme yëf yi jaxasoo na li yëf yi dafa jaxasoo de. fu nekk dem na fa te nag yooyu nag looloo taxoon ñu def mbootaay bi nga xam ni pencoo bu mag bi fi amoon ñu seetaat mbirum njàng bi ak mbirum réew mi. Amadou Mahtar Mbow dirigé ko. waxtaan noonu nañ ci am éducation warul bare ay jaxasoo. dafa war a lëkkaloog yu bare. am moyenam ñu topp ko dimbale ko. bu dul loolu loo yëngatu ni mu tasaaroo jaxasoo mais daañu gis lu gën a loolu dañuy dellu si waat xool suñu bopp. waaw xam nga tamit dañoo nekk ci jamono joo xamee ni mbirum communication tamit dafa am solo est-ce que tamit loolu bokkul ci li gën a yokk problème bi parce que lu mel ni tamit soo si dugg dafa waroo dem tête baissée peut-être que mënoon nañu wax ni que dañuy essayer que yëf yi war na mën a bañ a sotti te en plus soo gisee avant. xibaar bi di am tamit on a vu école privée catholique yi ñoom teel a wax ni que ñoom mataleeguñ mënuñu dem est-ce que tamit loolu tamit bokkul ci li gën a peser ci balance bi. waaw xam nga Sénégal problème bi bon maa ngi encore rafetlu li ma bokkee mbootaay bi ak suñu doyen Bouba Diop parce que comme li nga waxee sànq ku am expérience la ci éducation au niveau national même international parce que bokk naa ak moom ci ndaje yu bëri ci éducation. bon maa ngi rafetlu aussi dima bokkee ak moom plateau bi bon li ngeen waxee parce que man moom problème mooy que ñun en tant que acteur vraiment ñu ngi saluer vraiment démarche inclusive du ministère de l'éducation par rapport à cette affaire parce que tous les acteurs de l'école tous les acteurs je pèse mes mots les acteurs les ONG la société civile active en éducation les syndicats d'enseignants les parents d'élèves les élus locaux qui sont des élus locaux, mais aussi les IA, les IF, et ensuite tous ceux qui sont sur le terrain ont été associés dans la démarche pour trouver des solutions par rapport à cette reprise. Ça, je le dis. Mais est-ce que tous les avis ont été pris en compte? Voilà, c'est ça. Est-ce que tous les avis ont... C'est ça le problème. Maintenant, nous, au niveau de notre coalition, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, nous avions fait des propos. Et dans ces propositions-là, je l'ai dit et j'insiste, nous avions insisté encore par rapport à cette mise en quarantaine. Pour les enseignants qui viennent des zones contaminées. Il y a un autre facteur aussi qu'on est... loolu soo choisir ni que le 2 nga war a commencer. Voilà. Ce qui veut dire que ñooñu. war nga leen yóbbu bien avant que. Normalement war nga leen yóbbu bien avant parce que ñun aussi nous avons des représentants dans les régions. Et même nos points focaux, par exemple notre point focal qui est à Matam jusqu'à avant-hier, c'était une région qui n'était pas contaminée. Et il avait attiré notre attention et nous avions remonté l'information au niveau du ministère de l'Éducation. Est-ce que on ne pourrait pas prendre en compte cette mise en quarantaine pour nous mettre en quarantaine les enseignants par exemple qui venaient des régions yoo xam ne c'était des régions déjà contaminées. Loolu aussi problème la. moo tax hier on a reçu toute l'information les gens nous disent oui même li nga wax léegi ci enseignement privé bi lu tax ñu bàyyi ñoom tamit ba démb hier la ñu wax ni parce que tey la école yi waroon ubbi commencé tey waaw tey la ñu waroon ubbi école yi ñoom seen acteur enseignement privé yi ñu ngi doon ci réflexion par rapport à la reprise du 2 moo tax démb bi ma déggee enseignement privé def na communiqué pour que duñu jàng tey surprise la woon ci man parce que ñu ngi woon ci réunion yi ñuy def avec tous les acteurs pour préparer cette reprise là. léegi ñu ngi ci situation bi tey jii de 2 juin ba léegi kenn xamul njàng mi fu muy mujjee fi mu nekk nii nag professeur yow ci plateau bi yaa fi gën a am expérience. jamono ji ñu bari dañuy xalaat année scolaire bi nan lañu ko mën a sauver. waaw nan lañ ko mën a sauver yow. ci sa expérience. gis nga ni jot nañ fi jàng ay waxtu yoo xamee ni. man li ñuy wax quantum horaire boo xamee ni matul. waaye am na ñu si doon génn est-ce que situation bu mel noonu nga xam ni ça s'est passé dans le passé est-ce que loolu mën nañ ci jël. loolu référence. pour xam fi ñu jëm. si Diaw dafa am laaj bu am maanaam kilifa ñi nekk si jal bi naka la ñu war a fexe ba dogal xam nga dogal day fekk d'abord nga déglu. comme ni ko Gëlbal waxee déglu am na nga gëstu aussi ak ràññee ndaxte Sénégal yëpp ni mu bindoo bokkul Kolda la fa xew Ziguinchor la fa xew Ndar Matam ak yooyu nga mën a tànn boo tànnee itam nga junj seet ndax lii ngay def dana dox bu la neexee nga dégmal yenn saa yi nag nga yemale ak maasale ndaxte xam nga itam boo nee ñëpp da nga leen yemale. da nga war a maasal yëpp loolu dafa yombul
bala ngay dogal nag nga daal di jël yooyu yëpp daal di dogal ba pare def nag li nga xam nga ñun li ñu fiy def nii di wax xamoon naa ko waxoon naa ko moo gën parce que comme ni mu ko waxee am na ñu bari ñoo xam waxoon na ko li ñu war déglu ñuy wax léegi nag li nga may laaj Sénégal ndax lii mën nañ ci génn mais man miy wax ak yow fii jàngale naa université ba dem naa retraite léegi man bi may def brevet toog nañu juróomi weer jànguñu Ndar lycée de Gaulle laa nekkoon. juróomi weer mois de mai octobre la ñuy def brevet loolu dama te du man rek am na suma ñu nga xam ne professeur yi ma doon interroger sax am na ñu xam ñu ngi dund ba léegi am na suñu nga xam ne ñu ngi fi bon nañu seet lii xewoon xëy na nag booba affaire grève la woon parce que booba dëkk bi yëngatu woon na ba sëriñ si wax Senghor demoon na sax ba ni dafay dem yoonam Senghor li ma lay wax bi demoon na bay joxe pouvoir bi armée bi ndax tiit loolu bi mu fi amee Sénégal sëriñ si ñëw mujj wax ba xel yi dellu si waaye loolu ba ñu demee keroog di def brevet ñun jàll nañu man dem naa ba brevet dem naa baccalauréat ñëw université xaw ma ñaata yoon duñ ci mais loolu nit ñi na xel yi dal ñu seet ni ñuy saafara mbir mi te keroog man bañ may laaj programme bi ngay wax ndax sotti woon nag yéen maa ngi fàttali keroog bañ may laaj projet mat bi may ko doon interroger mat professeur bi ma doon interroger mais xam na ni programme bi defuñu lépp professeur yi bi ñuy laaj nit ñi itam laaj ñu leen ci lépp ndaxte réew itam examen xale bi jóge fii dem fële yooyu itam il faut que ñu waxtaan ci. parce que pour le moment je pense que 5 mois et demi la ñu jàngagum. waaw mais li ñu jàng sax. li ñu jàng nii mën nañu seet fu ñu jaar yokk ci am na ay moyens yu dem yéen ngi iti yéen kay booba nag amuñu internet amuñu yëpp amul booba ñun man ci laa jëkki ñëw Dakar dama jógee Ndar dem naa ñoom weer Tëngéej nekk fii ñun demoon nañu ba yaakaar ni àdduna tukki na ñun yaakaaruñu woon sax école dana ubbiwaat 68 kooku du man rek ñii seetaan bi dem nañu ba yaakaar ni daanaka du woon sax Sénégal rek àdduna bi yëpp itam la woon demoon nañu ba yaakaar ni jàng dootul amati bi ñu dellu si waatee bay jàngat keroog ñun dañuy jommi. mais bon léegi xam naa ne am na ñoo xam ne soo leen laajee lool dinañ la wax ni jamono jooju nag ñooñu seen niveau scolaire ni mu demee woon. mais ak bu tey bi du benn. mais xale de moom gaa am na ci yu nga xam ne xëy na xale yi léegi ñooñu ci ëpp gën a xarañ mais am na yi nga xam ne ñun ñoo leen ci gënoon xarañ bo njàng itam dafay wéy xam nga njàngu mag ñi ak njàngu gone yi suñu baay yi ak suñu maam yi li ñu jàngoon yenn saa yi jànguñu ko waaye itam am na lu ñu xam te ñoom xamuñu ko bon jàng itam il faut que ñu dal si tey xale yi bu ñu leen xëbal yaakaar ni àdduna tukki na école dana ubbiwaat bu si neexee yàlla. dana ubbiwaat ci at bii ñu nekk. mais at bi kañ jaan yàlla kañ mu naan ci at bi. li am wax ji mooy kañ la ak naka. non mais c'est que tamit dafa. xam nga kenn mënu ko ne di wax ni. école dafay xam nga ñi ngi ci le 2 juin te situation Sénégal dafa xaw a doy waar ñi ngi dugg ci nawet xam nañ ni fii dëkk yu bari surtout ci àll bi pour nga jàng fa nawet dafay. jafe taw bi sax mi ngi xiin Dakar sax mi ngi xiin fan day jafe trop soo boolee situation yooyu yëpp nag tu te poses la question nan la année scolaire bi mën a wéyee ba ñu mën a def examen yi waxuñu sax yeneen classes yi mais déjà ñiy def examen rek c'est déjà problématique. waaw parce que li nga wax léegi dañ ko war a parce que am na lu ñuy wax quantum horaire parce que commencé woon nañu sax jàng au moins 5 mois léegi quantum horaire boobu bu ñu xoolee mën nañu li doyen wax léegi mën nañu gën a yóbbu kii cours yi peut-être après nawet bi peut-être on ne sait jamais. Ça dépend aussi ci évolution situation pandémie bi ci la ñuy war a basé wu pour xam est-ce que dinañu war a ubbi école yi wala duñ ko ubbi boo gisee par exemple bu ñu jëlee cas ci France ñoom teel nañ jël ay décisions par rapport ak seen kii parce que dañuy wax élèves yoo xam ne dañuy def examen comme le baccalauréat dañ lay jox comment dire ñu am moyenne mun nañ jàll ñu amul moyenne mun nañ def rattrapage jël nañ décision boobu Sénégal aussi mun nañ seet soo gisee dès le départ ñu proposer classe d'examen yi c'est pour ñu éviter école yi bari ay élèves moo tax ñu jëloon troisième CM2 troisième ak terminale te loolu yëpp ça revient ci li ñu doon wax ci voyage convoi yi ñu yóbbu parce que situation pandémie bi ñuy wax
problème yi ñaari dëkk la woon soo ko xoolee bu baax a baax muy Dakar ak Touba. yeneen dëkk yëpp pratiquement demoon nañ ba am na ay départements yoo xam ne demoon nañ ba ils étaient au vert. ñooñu est-ce que newul enseignants yi ñuy yóbbu ñoom ñooy dem yóbbuwaat feebar bi. ce qui veut dire que suñ ko maîtriser woon bu baax a baax. yëf yi mënoon na dooraat. waaw parce que mën nañ ba léegi am espoir comme ni ko doyen waxee léegi école yi ñu mën ko ubbi pour ñu bañ a perdre année bi. xam nga am na année invalide ou bien année blanche moom loolu moom catastrophe la moo tax nag su fekkee léegi am na lu ñu am li ñu amagum déjà am nañu ay weer lu ñuy jëfagum pour ñu am ci quantum horaire bi. aussi yenn médias yi ñu mel ni yéen ak yeneen ñu ngi joxe ay cours plus encore ministère éducation en rapport avec la RTS. ñoom tamit dañu am benn canal boo xam ne ñu ngi joxe aussi ay cours. même si loolu rafetlu nañ ko mais tamit gis nañ ay syndicalistes yoo xamante tamit dañu ni du ñëpp lay profiter. waaw même ñun wax nañ ko du ñëpp lay profiter parce que du ñëpp lay profiter mais am na ñoo xam ne am nañ ci am nañ ci apport am na ci yenn élèves yi parce que soo xoolee y a des zones yoo xam ni amuñu télé même bu ñu amee télé. par exemple canal RTS boobu ak ministère ci TNT lañ ko def même biir Dakar am na ñoo xam ne yoruñu TNT loolu moo tax c'est pas accessible à tous am na ñoo xam ne aussi bu ñu demee si yeneen zone amuñu sax électricité pour ñu mun a accéder ak cours yooyu. bon ça déjà foofu notion d'égalité bi. voilà discrimination lay nekk. bon xam nga Sidi Diaw dafa am loolu laaj lu nga xam ni dafa weesu sax Sénégal xam nga wolof dafa am ñaari baat. dañu war a seet lan moo leen ràññale xam naa ne ci pulaar c'est at ak ren lu tax wolof di wax at ak ren xam nga baat boobu fi mu jóge dafa sore. at ay dog la da ngay jël jamono ji ni muy wéy nga daal di dog loolu ci égyptiens yi ba ci wolof dañuy wax loolu la ñuy wax at ren nag mooy li nga xam dafa teew maanaam li nga xam ne moom la ñu jéem a sottil xam nga boo ko ràññalewul da ngay am problème kañ la ñu wax ni. at bi mi ngi door octobre jeex juin kooku kañ la am Sénégal fii yow. Sénégal boobu ay junni at am na kañ la fi loolu am. bi fi tubaab bi ñëwee mais daara yi ni ñu doon jànge dëkk bi nga xam ni dafa am ñu doon bay am ñi nga xam ne bay yooyu xam nga yooyu moo ñu dab dañu war a ñemee toogaat xool xam nga Brésil ñu ngi leen di ñaan ñoom tamit ñu génn ci Amérique. France mais ñu kañ seen atum daara yi kañ lay door ak sunu at lu tax ñun tubaab bi ñu fi bàyyi woon lu tax ñu ni dañuy door octobre man mii université damay doon jàngale may da xaw ma ne woon lu tax ñu nii tey la ñuy tëj parce que boobu la fi tubaab yi defoon est-ce que loolu la ñuy wéyee gis nga lii ñu dal dañu war a ñeme toog xool. maanaam et puis moo wax ci sax lenn université yi. man am naa ay jarbaat yu nekk ñëw suma kër ñii kii nga Ziguinchor kële ma nga Sine Saloum mais xale yi bokkuñu ku ci nekk kañ ngay door ak na mu doore daara yi itam nee naa la am na daara yi nga xam ba ñuy bér bokk la yooyu yëpp dañ ci war a waxtaan xam nga am naa waxtaan yi nga xam dafa ñu dab bi yoon nag léegi dañu war a toog ñeme seet kañ la ñuy door ak at bi kañ lay door ren jii waaw ren comme ni nga waxee ren mën naa am ni ñu koy gisee bokkul. waxtaan woowu la ñu war a am loolu tax man yëf yi yëngalu ma. ndax kañ lay dooraat. li ngay toogaat waxtaan kañ lay dooraat. c'est vrai xale yi nag ñu bañ leen. xale yi dañ leen war a may ñoom tamit ñuy continuer di jàng. dama ne la jàng ji dafa am ci kër gi. jàng ji dafa am ci daara yi nañuy seet njàng yooyu yëpp te nekk ku nekk ñu dimbale xam nga ñi yore seen daara te ni ma la koy waxee ñu ngi leen est-ce que dimbale nañ leen est-ce que waajur yi dimbale nañ leen gouvernement dafa war dimbali itam waajur yi ci ni ñuy jàngale am na réew yi nga xam dañ kooku man dem naa fi Finlande dem naa fi ay Suède ñooñu dañuy gis nga njàng bi dañ ko war a seetaan. je pense que doyen li muy wax am na solo parce que soo xoolee feebar bi secteur yëpp même chose la leen def parce que li muy wax ni soo xoolee ci football bi. Europe noonu lañ def. soo demee Espagne. seen saison ci semaine yi ñu nekk la doon jeex. Allemagne ñoo ngay mais saison ba dinañu ko tàmbali le 11.
bii di ñëw te ay août lay jeexi te ñoom août la ñu doon commencé seeni saison bi bu daaw bu dëwoon bi août lañ ko doon commencé te bii nii kii lay jeex waaw loolu muy wax ni loolu muy wax ni ça peut être une parade mu won ni que pourquoi pas fii tamit ñu envisager xaar ba octobre wala septembre commencé continuer at bi peut-être may ko durer ñaari weer xool mais boobaa tamit élèves yi tamit foog tamit ñu def comme footballeur yi ñuy def ñoom tamit di maintien maanaam di réviser bañ a tardé c'est ça loolu la parce que mun dès à présent bu ñu demee ba jël benn décision parce que aussi li mu wax gouverner c'est prévoir donc bu ñu xoolee ba léegi déjà problème bi ñëw na léegi donc fii pour ñu bañ a perdre at bi septembre octobre novembre mën nañu xool ban mois la ñuy ubbi déjà ñu nekk ci disposition boobu seet encore avec recueillir avis ñëpp seet encore comment appliquer avis yooyu. vraiment loolu moom lay xalaat. keneen xam ma yokk ci leen xam nga bu ñu buggee di wéy comme ni ñu doon wéy bu njëkk maanaam xale yi war nañu gaawantu def baccalauréat bi ndaxte France dañ leen doon yóbbu ci lycée France yi ñoom sax tane wuñu kenn xamul sax kañ la ñuy tijji ñoom. bon na xel yi dal ñu seet mbir mi xam nga ñu su bari dañuy yàkkamti ndaxte dañuy yàkkamti waaw su ma doom kat bëgg naa dem fii Maroc wala dem na fële yooyu nañu dal parce que ñoom tane wuñu kenn xamul fu ñu jëm. nañu dal xool ñun suñu réew ak Afrique. problème yi ni mu demee ñu waxtaan ci seet toggaat mbir yi dañ ko war a toggaat. même at mi dañ ko war a seetaat. suñu ren jii ñoo ngi ci waaye at yi ñëw nañ ko seetaat. mais fii diine ji sax gis nga arminaat calendrier bu jullit yi am bu suñu mbokk yi nekk ci jàngu toppatoo yonent Yàlla Isa am na ni ñu ko gisee yooyu yëpp dañ ci war a waxtaan seet mbir mi. école bi naka lay demee gouvernement bi moom xam na am na nu muy gisee alminaatam ñu seet ko bu dul loolu daal yëpp yi dana jax sot daañu gaañ suñu bopp ndaxte boo yàkkamtee bëgg def na mu meloon bu njëkk du sotti kooku du sotti ok léegi monsieur Sy comme ni nga ko waxee situation bi nii la demee te fi mu nekk nii ñëpp seen xel ci classe d'examen yi la nekk waaye tamit à part classe d'examen yi am na yeneen classe yi tamit ñi nga xamee ni defuñu examen te ñoom seen reprise sax kenn tudd ko ñooñu nan la ñuy def ak ñoom. waaw xam nga dañu war a encore comme problème bi ñëw na comme ni ñu doon xalaatee ubbite école ak classe d'examen yi je pense que dañu war a continuer réflexion bi ak acteurs yëpp ku nekk indi sa xalaat ni nga ko gisee. syndicat jàngalekat yi les autres acteurs de la société civile ak ñeneen ñi ku nekk indi sa xalaat ñu seet lu ñu war a def ba non seulement ñiy def examen yi comment sauver l'année pour ñu seet ndax mën nañu def examen ak ñeneen ñi nga wax classe intermédiaire yi mais je pense que même ñun si suñu proposition bu ñu defoon waa ministère dañu insisté woon trop ci sécurité élèves yi ak jàngalekat yi balaa ñuy ubbi parce que aussi suñu defee loolu c'est parce que dañuy bañ virus bi jaare ci école bi encore gën a def waaw bañ a am propagation ci dëkk bi te loolu élèves yi léegi ñu si gën a bëri ñu ngi seen kër yi là aussi j'interpelle les parents parce que aussi dafa am lu ñuy wax responsabilité parentale parce que élève bu demulee école soo ko bàyyee aussi muy dem ci mbedd. voilà ce qui veut dire que aussi déjà fa laa doon jëm ak yow ma ne nit ñi ñi ngi wax ni ñi ngi ragal ni dafa mel ni école bi rek moo fi nekk comme source de danger ci virus bi alors que xale yi ñi ngi génn di football yi. commencé waat nañ ko ñi ngi génn di doxi seen soxla. yeneen secteurs yi dañ ko tijji ñi ngi def lu leen neex. mais dafa mel ni école bi moom daal dañ ko ragal. waaw xam nga itam xel yi dañu war a dellu si démb fii ma dëkk sorewu fii. ci ma am gis naa gendarme yi ñëw xale yi doon commencé door a xam nga gouvernement bi itam ni muy saytoo mbir mi dafa doy waar ndaxte dañuy yeewu suba nit ñu bëri yaakaar ni mbir mi jeex na xale yi commencé waat nañu football. man démb bërki dem gis naa gendarme yi ñëw dàq xale yi nekk foofu yëpp ak xale yi jàng yenn saa yore seen di way ak yooyu alkaati yi ñëw dàq leen. taalibe yi itam am na ñu nekk ci mbedd mi bari nañ te loolu wañ ci wax parce que nee naa daara yaa ngi wax waaye waxuma xale yi nekk ci mbedd mi nga xam ni kenn toppatoowu leen am na ñu leen bàyyi ci mbedd mi yooyu yëpp dañu war a si ku nekk ci gouvernement bi war na def liggéeyam léegi li ëpp maanaa ci li nga wax mooy natt mi
xam nga dëgg la xale yi ñoo ngi ñuy déglu seen waajur ñu ne xam nga xale itam yooyu dañ ci war a dellu si waat wax naka la ñuy natte xale bi nga xam da nga ko sa jàngal ko ndax dafay tëri rek wala ndax dañuy war a seet ci jëf naka la ñuy xaymaa li mu jàng xam nga loolu itam dafa laaj ñu dellu si waat ndaxte boo yemee rek xale bi dañu sol bopp bi muy tëri kabatu ci kàllaama ban lay doon ndax ci kàllaama français bi la wala ci kàllaama bi nga xam itam moom la nàmp dañ yooyu yëpp dañ ci war a waxtaanaat ndaxte loolu dafa feeñaat xale yi ni ñu feex ba xamee daal di kii jéego bii mu nekk na fa xam nga am na ci bëri ni ndeysaan dañuy dem ba ci daal di kii mënul xamul ndekk te fekk xale bi xam na waaye xëy na ni ñu ko doon defee yooyu yëpp dañ ci war a waxtaanaat ndaxte comme ni ma ko waxee am na fi ay kuréel yu mel ne INEAD daggoon nañuy def baisse de niveau yi mu doon wax ndax xale yi seen dañu gën a xarañ wala déet yooyu yëpp dañ ci gëstu woon waaye togg bi ak daje yi ñu fi defoon xam nga Sénégal lan mooy suñu problème mooy dañuy waxtaan bu ñu paree li ñu teg ay kuréel di topp mbir mi di seet at bu nekk weer wu nekk ndax yoon wi ñu joxoon ma nga ca wala déet loolu dañ ci sàggan loolu nag dañ ci war a dellu si waat ndaxte ak bu ñu dellu si waatee comme ni ma ko waxee Gorbal ñu woo ñëpp ñu seet ni ñu toppi mbir mi bu boobaa ñi nga xam ni ñoo saytu woon mbir mi itam ñu woo leen ni leen yéen ndax li ñu waxoon moom la waaye nga di nit ñi waxtaan ba pare ku nekk dem feneen naan sa ataaya daal di yëy sa guro toog yaakaar ni yëf yi day dox waaye yow. mais pourquoi mu métti à ce point ci njàng mi alors que yeneen secteurs yi ubbi nañ leen ñaa ngi dem marché supermarché yi la fay daje ci nit kenn xamul nu mu demee mais njàng bi te pourtant ñu bari dañuy wax ni. Organisation fa la war a gën a yombee parce que bon on dit que l'enseignant il est intellectuel ñu muy jàngal am nañu xel mën nañu leen yee ba ñu gën a mën a moytu mais c'est compliqué quoi. comme li ma doon wax léegi ak doyen rek Nelson Mandela moom ci boppam moo doon wax l'éducation c'est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Donc mais Sénégal notre problème mooy nous sommes très forts en réflexion en théorie problème bi mooy pratique doyen wax na ko léegi on a eu tellement de grandes concertations ici les assises nationales de l'éducation tous les acteurs ñu réfléchir sur le statut de l'enseignant comment on doit faire pour la refondation de l'école sénégalaise ñu bëri on a réfléchi mais lu si gën a bëri ci kii yooyu ci décision yooyu ci rapport yooyu dañ koy def mettre ci tiroir yi l'enseignement supérieur les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur université bi y a des problèmes donc bëri na mais le problème Sénégal mooy application bi ñuy def ci ñun sax dañuy waxoon ne après assises yooyu doyen mu ngi ni nous étions ensemble là-bas ñoo nekkoon foofu ci assises nationales def nañ réflexion yi ba ci éducation na fa li mu doon wax ni léegi introduction des langues à l'école avec les écoles communautaires de base problème quantum horaire bi ñuy wax entrant en sixième élève bi par exemple day def 6 ans pour def CM2 mais bu doon dugal nañu école communautaire de base ak l'expérience bu Mamadou Ndoye defoon fii ak les élèves les écoles communautaires de base les modèles alternatifs en 4 ans avec le wolof ou bien le pulaar élève bi mun na def 4 ans def entrée en sixième ñu tëbal ko moom la ñu wax tëbal wolof loolu mun na gagner expérience boobu gagner mun na dem sixième en 4 ans parce que déjà avec la langue boo jàngee ci sa langue di nga gën a comprendre di nga mën a xam li ngay wax li ngay def mu gën a kii mais ba léegi c'est timide amul volonté politique pour ñu dugal langue yi ci ma yokk ci leen xam nga yow li nga ñu laaj Sidi Diaw yow am nga tontu li génneel ci mbedd mi léegi Dakar fan yi te wóor na ma ni Ndar ak fu nekk en parenthèse xam nga war nañu góorgóorlu itam ñi nga xam ni dañu féewaloo ñu jubale leen parce que maa ngi gis commerce ci chauffeurs yi dañu xuloo ñii nee nañu ñoo ngi dem grève ñii grève ñoo ngi mais yooyu réew da nga war a def yooyu bu mu xam nga mbedd bi tey boo demee Dakar fu la neex nga dem lu tax yow xam nga lu tax école boo ko tëjee mais kenn nekkatul ci dëkk bi Dakar dafa ni salaw foo bëgg a dem da ngay dem ndaxte école bu ubbeekoo rek mais réew mi beneen façon lay demee. kooku xam nañ ko ñaareel bi mooy lu tax xam nga li nga laaj lu tax njàng bi am maanaam da ngay seet si njiit xam nga réew li ko téye réew boo ko bëggee noot. ñi ëpp gën a jàng gën a xam ngay jàpp tëj leen noot leen. kooku sunu maam yi loolu moo ñu dal ñi mënoon bind ak ñi mënoon jàng te néewoon ci jamono jooju bañ leen jàppee tëj leen yóbbu leen sànq leen mais réew ci la ñu daaneel
Allemand yi gisoo ni leen américains yi ak Russes yi def seen borom xam-xam lañu jël réew da ngay jël soo seetee foofu lay daanee njàng lu tax mu am maanaam njiit dañu réew li ko téye ñiy jàng ak ñiy weccee seen xalaat soo gisee réew yi tumuranke jamono ji Amérique xam nga ki koy jiite da nga yaakaar ndax xel bi neex na France ba bu nga xam ne Sarkozy moo ko dirigé. ñi nga xam ne seen jàng sorewul mais réew yooyu ci musiba lañ jëm Brésil nga ne la xale yëfu kannasu yi waa ji di def réew yooyu donc jàng dafa am maanaa bu war a ñu ko sàggane. soo bëggee réew dox toppatool njàng mi. wér gi yaram li ci des yëpp ñëw. parce que léeg-léeg li ci des yëpp ci loolu la sukkandiku. waaw mais ba léegi li ma doon laaj la lu tax yëf yi métti ci njàng mi parce que par exemple soo jëlee réew mel ni Sénégal xam nga li ñuy wax secteur yu bari andi nañ ci ay assouplissement mais léegi di nga gis benn parent d'élève boo xamee ni dina yéeg ci benn car Njaga Njaay boo xam ne ñoom ñëpp dañoo tàncaloo ci biir car bi te ñemewul bàyyi doomam mu dem école te pourtant soo demee sax mën na gën a tane foofu que moom situation yi muy endurer pour dem di doxi soxla am mais pourquoi? parce que école aussi dafa nekk lieu de brassage. xam nga école mais yooyu. loolu lu war a changer lu xam nga pandémie bi li ñuy wax ni dañ ciy jëlee ay leçons. parce que am na yoo xamee ni foofu mu changer. même fii ak octobre bi suñu naree commencé waat octobre tamit duñ fa demee nekkee comme ni ñu doon nekkee d'habitude récréation ñëpp daje di dajaloo tout ça. parce que Covid bi mu duggee lu bari man daanaka lépp lay changer ci dundin. c'est des leçons parce que même kii bu ñu naroon reprendre nii xam nga ñun dañu am Sénégal am habitude ci école ci classes yi am des classes pléthoriques. minimum classe bi 60 élèves lay am. voilà loolu déjà ça nous montre que sunu école yi ci reprise bi déjà dañu defoon proposition que au moins classe bu nekk warul dépasser 20 élèves mais sur la réalité man par exemple suñu représentant Ziguinchor veille reprise bi def ma ne moom il est professeur au lycée de Djinabou Ziguinchor 60 élèves terminal 60 élèves la am te bu ñu ko sennee en deux 30 la am donc ce qui veut dire de mun a respecter protocole bu ñuy wax les 20 élèves par classe alors réalité terrain bi ak lu ñuy wax proposition bi parfois y a des difficultés loolu mooy problème bi alors que ñun ñu ngi jéem a adapté wu ci crise bi comme li nga ko waxee mais y a des réalités yoo xam ne ñu ngi fii ci Sénégal c'est très difficile. xam nga Serigne Diop dafa am loolu laaj ci lu tax waajur yi mel ni ñu mel ak itam même ñun ñëpp xam nga dégg nga li xew ci ki gaañu ndeysaan ñu war ko rob nit ñi tiit ni waruñu ko rob fii. yi nga sunu mbokk yi nekkoon bitim réew xam ñoo doon indi xaalis di dimbale seen waajur yi tey jii nit ñi da ngay nekk ngeen bokk am ñi nga xam ñu ngi leen di daw loolu dafa wane nii gis nga jaraaf yi nga xam ni ñoo yore mbirum njàng ak mbirum aada ak mbirum yéenekaay yi ñooñu ci réew normalement soo bëggee mu dox waroo leen teqale ndaxte ni ñu koy wax xam nga yéen ñii da ngeen di bokk ci njàngale yéen ñi yore seen yéenekaay yi mais nit ñu bari dañu réer dañu tiit ku tiit lu ko neex mu def dafay day def yëf yu nga xam ni yenn saa yi nga xam ni kii xamul te xam nga ko wolof dafa ni ko xamul yenn saa yi sax da ngay xamadi insolent def lu la neex wax puis kët daal di siis añaan te fekk ñàkk xam a tax nit ñi itam dañu war a tey ñu wan leen ni jàngoro ji nii la demee nii la bindoo waaye ñi nga xam ni tey jii dañu ragal seen doom dugg ci oto yi waaw il faut nga dalal seen xel boo dalul seen xel mais ñoom dañuy téye seen doom te nag bu doon yow muy keneen ku am sa doom itam wala sa sët wala sa jarbaat yow li dal sa xel ngay def donc dañu war a dalal xel yi usam bu boobaa yéen ñi nga xam yéen communiqué yi di ngeen koy def sax d'ailleurs li ngeen di def sax baax na woo ñi nga xam ne ñooy docteur ñu leeral mbir mi mais yemul ci docteur rek ñi nga xam ne ñoo yore mbirum saytu bi ndaxte tey jii li ñuy wax kaaraange gi ak ñi nga xam ne ñoo yore ndox ma ci école ya mais ñooñu est-ce que def nañ seen liggéey est-ce que am na suñu bari ñoo xam actuellement liggéey ñu lu tax liggéeyuñu ku nekk toog sa kër te bugguma tudd béréb yi mais am na béréb yi nga xam ne ñax maa nga fa mbalit maa nga fa comme ci àdduna dafa tukki nga bëgg nag nit ñi yeewu suba rek jël sa doom ñun ñuy dem di génn sax di dox ci mbedd mi dañ dëgër fit rek mais am na yu bari nga xam ne soo tegul ci ku ci nekk la nga war a liggéey na nga ko def bañ a yem nag fuural daal di kërti bërki dem gis naa ñuy jàpp nag yi
ak xar yi nekk ci Dakar bare fi waaye lan am na si ñaari ay bés dellu si nga gis yeneen nag yi dellu si waat est-ce que kon nag la nga war def yaa ngi koy def. il faut que nit ñi nag gis ni am na ay jéego yu bees bu dul loolu ñi sant Ndiaye dañuy ragal rek toog seen kër. waaw xam nga ñu bari am na ñu bari ñuy reprocher que qu'il y a une certaine communication stigmatisante boo xam ne ni moom mooy waral yéen ñii yëpp mais man paradoxe bi moo ma siy jaaxal parce que dafa am yoo xam ne ni da nga koy ragalal nit ragalal ko sa doom mais yow yaa ngi koy def te soo xoolee ba xool sax yow yaa gën a sensible xaw ma yaa gën a nekk en danger que xale bi parce que soo xoolee li docteur yi di ñu wax spécialistes yi gune yi jeunes yi la plupart ay asymptomatiques la ñuy doon du leen sonal lu bari mais à un moment donné quand même il va falloir faire avec ci nii wala ci nee mais loolu nag mooy nag comme ni nga ko tuddee fii sànq foofu ñu jóg ci parce que classe 90 élèves yi 100 élèves yi table banc yoo xam ne ni 4 élèves moo ci toog yooyu lu war a dakk la. oui soo gisee aussi parents yi am ay soucis par rapport ak seen doom yi. c'est que élève bi bu mu jógee këram ba école ba delluwaat. dañuy ragal ni il n'est pas en sécurité. parce que dañuy jàpp ne xale la non d'abord ci transport bi parce que ci bus bi dañuy tax déjà problème distanciation physique et cetera léegi transport élèves yi en général ñun Sénégal dañu am habitude surtout élèves yi bu ñu reprendre car yi day am surcharge. loolu problème la bon beneen problème bi mooy bu ñu demee ci école bi restauration xale yi. parce que boo xoolee ñun suñu école am nañu habitude dans l'entourage de l'école mu bari ay ñooy jaay foofu ay lekk ak affaire yooyu te xale yi ñu si gën a bari dañuy dem di jënd si yooyu te est-ce que loolu aussi l'enfant est en sécurité parce que dem nañu sax ba wax ministre bi dem nañu ba interdire vente produits yooyu aux alentours des écoles. bu école yi ubbee parce que loolu day indi mën na encore gën a propager virus bi ci école yi. donc moo tax parents yu bëri dañu amoon déjà des doutes par rapport même ci transport bi mais aussi ci lekk xale yi ci école yi loolu aussi problème la. waaw mais loolu tamit mais loolu foog nga di nga bàyyi xale bi mu dem nag. parce que gëw ma ni mu teel fi jógee. xam nga njàngum moom xale dafa am njàngum mag am. man mbootaay bi may jiitee njàngum mag la gën a yiiteel fi ñu toll. daanaka étudiants yi sax ay mag lañu waaye suñu compagnie gi ak ñu mel ne yow ñun ñii ñëpp dañu war a jàngat dama lay jox ñaari firnde li wane ni njëriñu njàng ak itam. kuy jàngale da ngay dem di dellu si waat ndaxte yenn saa yi bu fekkee yow ki ngay wax xam nga ni déggul bu baax wala nga gis lenn bi muy jàngale booba ci foyer immigré yi lañ nekk fële France xam nga lu tax man ma gën a dugg ci alphabétisation bi jàngale lii man xam nga lan la damaa mës a gis ndaw su ñëw doomu Sénégal la docteur bi ni ko doom bi da nga koy jël soo bëggee sa njur ngay dëgmal nga koy waajal maanaam bañaan di neef ñu jox ko garab ndaw si di naan garab gi xaw ma daal nu mu ko naanee mais benn bés mu ñëw ni docteur bi man de dama ëmb docteur bi ni ko yow waroo ëmb ndax tey dama la jox doom ji te boo ko doon jël doo kii mu ni déet man kat daawoon naa ci jël bis bu nekk waaye dama la jox sama jëkkër mu jël mu gaaw a jeex docteur bi ni ko man mosuma la wax sa jëkkër dafa war a jël doom bi yow laa wax kay bon kooku waree na ni nit ki xam nga déglu na waaye xëy na déggul bu baax li mu ko wax kooku waree na ni jàng booy jàngalee da ngay seet ndax nit ki li muy wax dégg na ko bu dul loolu nga dellu si waat gën ko leeral bon bul yam ci benn bis. ñaareel bi mooy itam nit bañ a sàggane am na fële USA bi ñuy ne boobu yàgg na ñu jàngale ku ñëw ni ma mën daal jàng daal yor ko jàng bind kërti li ko amal maanaam xam nga mooy lan nee na wut liggéey la bëgg ma ne ko waaw mais xam boo amee liggéey te yow jàngoo yow sa liggéey bi doo ci def jéego yu bëri de. ma ni ko gestul mu gestu ma ni ko gis bu fekkoon jàng nga bind nañu ni boo demee marché Sandaga fii ci wetu Sandaga wetu Médina am na fa kuy tey ji ku mu liggéey loolu mu ne ma bon fa la commencé dem di alphabétisation bon njàng dafa am maanaa te dañu koy def bi ñuy dund ba ñuy génn àdduna même boo génnee àdduna yaa ngi continuer di jàngale wax na ko xam nga Mandela ak ñeneen ñi Serigne Seck yooyu génn nañu àdduna waaye ñu ngi jàngal nit ñi ba léegi bon jàng dañu ko war a jox maxama faydaal ko moo yore nit moo yore àdduna bon li nga wax yi dëkk bi yëngatu na waaye bu ñu génnee si njàng bi mais ci lay yeneen affaire yi di normal gis nga test bi li ñuy def nii
buñ ci génnee mais test bi fi mu nekk nii dafa dëgër de. bu baax a baax dafa dëgër dafa xóot. waaw pour yokk tuuti rek li doyen wax ci njàngu mag parce que lu ñuy wax andragogie ak pédagogie. parce que xale ak mag bokkul. mag bi buy ñëw si école bi moom déjà xam na lu mu bëgg bu paree rek day dem yoonam. ñun mësoon nañu dem fii dans le cadre de l'alphabétisation là ak yooyu suivi du terrain dem dëkk Kaolack yooyu ñu gis benn mag boo xam ne âgé mais moom dafa ñëwoon rek pour mun a bind turam ak mun a bind numéro oto parce que day jaay ci luuma yi. dañu ñëw benn terrain maget mun dañu ñëw ñu ne ko yow lu tax nga mu ne man parce que baa ngi dem ma ne ko lu tax mu ne ma sama mbokk mu ne man damay dem parce que pare naa li ma bëggoon ut fii am naa man lan la mu ne parce que mun naa léegi bind numéro oto sama bagage daf doon réer ci luuma yi léegi man damay dem sama yoon séeréer la donc pour vous dire que mag ak xale bokkul alors xale yi da nga leen di wax nañu dem jàngi parce que am na pédagogie bi ko enseignant bi di ko jox alors que mag njàngum mag comme li nga wax éducation des adultes ak lu ngeen ci def lu rëy xam naa au niveau national et international loolu aussi vraiment am na solo trop mais ça c'est différent de li Diaw wax léegi njàngum xale mais xale aussi da nga koy canaliser sur le plan pédagogique loolu aussi pour mu am solo il faut ñu gën a tàggat jàngalekat dëgg la c'est très important la formation des enseignants jox leen aussi ay moyens aar leen valoriser aussi la fonction enseignante moo tax syndicat jàngalekat yi lu ñuy xel tout le temps yi pour que ñu gën a dooleel jàngalekat bi pour mu mun def liggéeyam bu baax a baax loolu c'est très important xam nga ñi ngi wax Covid bi comme niñ ko waxee ay leçons rek la ñuy jox te après Covid bi warul nduróog avant Covid ñi ngi koy wax ci système de santé bi xam naa ni suñ génnee ci lii lu bari dinañ ko saytuwaat foofu mais njàng bi tamit pareil comme ni nga ko doon waxee sànq ni que même année scolaire octobre ba juin loolu. moom fi tubaab bi ñoo ko fi indi. ñoo fi indi. mais ñun bi ñuy jàng alxuraan jamono ji ñuy bëri. ak jamono ji nga xam ne mi ngay kii mais nañu xoolaat mbir mi. même suñu débat yi par exemple. suñu débat yi ak ministre parce que temps yëpp ñu ngi doon def ay réunion pour seet lu ñu war a def ba reprise bi mais ñu bëri ils ont posé le problème nga wax sànq problème taw bi. mais problème taw bi lu tax ñuy bëgg ministre bi def ñu toll mu ne mais ñun Sénégal avec la situation waruñu wax rek bu tawee duñu mën a dem école parce que am na y a des pays yoo xam ne à côté en Guinée day taw tout le temps mais ñun ñu ngi dem école mais Sénégal dañuy wax ne bu tawee lu tax ñun duñu dem école parce que li doy wax léegi ñun dañu am habitude de temps juin waruñu fekk ci kii bi parce que dañuy sóoraale nawet bi ak tout ça mais loolu aussi war nañu mais Sénégal sax boo demee dindee felo dem Casamance nawet bi bu ñëwee nit ñi dañuy toppatoo seen mbir. fii Dakar ak Ndar gi bu tawee nit ñi daw ndaxte boobu. mais je pense que lu ci dañ ko war a seetal. mais lu ci ëpp aussi ci dëkku àll yi nga xamee ni dañuy bay la. voilà lu ci ëpp parents yi tamit souvent ñoom ñooy ñëw génne seen doom yi ci l'école bi dañ leen soxla ci tool yi. te boo dañu dëkk yenn saa yi itam dañ leen war a dimbale xale yi leen di dimbale. est-ce que calendrier bi ni mu meloon. boobu la war a mel est-ce que dañu war a seetal comme ni nga ko waxee. waajur yi mais yooyu yëpp dañ ko war a seetaat. assises yi ñu waxoon nañu woowaat Abdou Salam ñoom yore de suñ ko ñu ñëw toogaat la ñu waxoon ak ñoom Mamadou Ndoye ñooñu ñëpp waxoon nañu seetaat mbir yi waaw lii yoon wii ñu jël lii Samir Amin di wax ndeysaan ñu dem si yàlla si déconnexion maanaam gis nga dañu war a fasaat fecc ñun gis nga yoon wi ñu demoon ay ñaata at lu mot ñaari téeméeri at ñu yóbbu ñu ci benn pax yóbbu ñu ci benn yoon boo xam yoon woowu du yoon nga xam ne mooy yoon wi ñu war a topp. dëgg la nag adduna la ñu nekk. war nañu xam li xew ci adduna jéem a likkale waaye nag war ñu leen topp rek dang-dangi nañu seetaat mbir mi comme ni nga ko waxee jàngoro ji fi dugg ni ñuy fexe ba mu ni muy génne ci adduna aussi. ndaxte bu fekkee génn ci ñun. te génnul ci adduna itam Sénégalais yi di dem. Italie di dem Espagne dem Amérique waaye mais mbir mi du sotti donc nañu góorgóorlu daal di xool li xew ak itam nag seet li xew ci réew mi comme ni ma ko waxee ñu seet ñi nga xam ni ñoo ngi jàngale boobu ba léegi nañ leen laaj nañ leen def. ñu déglu leen ca boole leen ci waxtaan wi comme ni ma ko waxee boole nañ ci mais nañ leen déglu. am na ñoo xam sax dañu ragal bëgguñu feeñ trop mais ñu ngi jàngale. ñu ngi jàngale. léegi monsieur Sy fi mu nekk nii je pense que 10 minutes moo ñu dese balaa ñuy tàqali ko ci plateau bi. année blanche comme ni nga ko waxee scénario boobu c'est exclu est-ce que ça l'est vraiment
oui ci situation bi. vraiment ñun pensons que c'est comme li wax ñu doyen wax rek nañu jéem a xalaat dès à présent kan la ñuy war a ubbi école yi ba pare ñu recueillir avis ñëpp ñun comme ni ko doon def ñu continuer di ko def mais aussi ñu gën a aussi tenir en compte les décisions sanitaires c'est très important parce que comme ni ñu ko waxee léegi enseignant bi jóge ci zone bi gën a am problème zone contaminée épicentre comme Dakar par exemple enseignant bu nekkoon fii pendant la pandémie ñu jëlee ko fii yóbbu ko ci zone boo xam ne amagul affaire bi dañ ko war a tester ba xool balaa muy dem loolu problème balaa muy dem parce que su demee comme ni ñu def la cas bi ñu am nii à Ziguinchor c'est un cas boo xam ne dañ jógoon ci zone kii indi waaw te et puis sax Ziguinchor sax je pense que foofu foog ñu jaajëfal gouverneur bi parce que moom moo jël décision il paraît ni bus yi nañu dem ñu testé ji ña fa nekk et je pense que tamit loolu war na yee ñi nga xamee ni ñi ngi ci yeneen gox yi tamit ñu xam ni que ñoom tamit war nañu xool seen bopp war nañu téye seen bopp balaa ñu fay lawal feebar voilà mais ci problème ci boobu aussi ñu ngi sant aussi gouverneur bi ñu bëri dans les régions vraiment administration territoriale ci gis nañ ci problème bi taxaw nañ ci vraiment dans toutes les régions même à Dakar rek gouverneur di dem na ci école yi visiter def lépp mais le problème fii aussi c'est là où on a nos maires vraiment il y a beaucoup de maires qui n'ont pas vraiment joué leur rôle parce que affaire bi dañu wax ne même ministre de collectivité locale dafa jël lettre adressé ko collectivité territoriale nañu taxaw parce que éducation aussi c'est une compétence transférée duñ ci bàyyi ci nguur gi mais au niveau local maire yi ñoo fa nekk am na ñoo xam ne dañu toog ni duñu désinfecter écoles yi parce qu'on n'a pas de moyens et cetera mais dañu war a ut ay moyens désinfecter écoles yi balaa jàngalkat yi di ñëw parce que loolu ça fait des mesures yoo xam ne de sécurité pour ñu jël en charge élèves yi c'est très important comme ni ñu ko waxee année bu blanche loolu ban conséquence la lay jur ba ñu mën a xam ni que loolu c'est pas envisageable. c'est pas envisageable comme ni ko doyen wax doyen jox nañu si benn exemple 68 nee na perdre nañ 5 mois mais def nañu seen examen jàll nañu. je pense que mën nañu seet exemple yu mel noonu jéem a seet li ñu war a def ba élèves yi def examen xaw ma nag ban mois lay doon mais ñu jéem a seet waxtaan. proposer ban mois la ñu war a def examen ñeneen ñi def ay propositions de passage pour les classes intermédiaires ñu jéem a sauver année bi je pense que loolu mooy solution bi. waaw xam nga man damay ràññalee ren jii moom li yàqu bare na. du ci njàng mi rek. ci koom-koom ak ci yu bare. bon une année exceptionnelle war nañu fexe ba faj li ñu war a faj dàmp ñi ñu war a dàmp ñi ñuy suqaliku loolu moom leer na sama bopp mu des at mu bees bi man pour man dafa am at mu bees. bu nga xam ni moom la ñu war a dégmal at mu bees nag boo ci duggee day am déwén li ci topp déwénaati géej loolu la ñu war a xoolaati mbir mi mais at mii moom ren li yàqu dafa bare te xaymaa gu ñu yëpp xayma bi tam dañ ko war a def ñu xam li yàqu yëpp. loolu donc liggéey la nañu jublu nag ci at bu bees bi mën na door juillet mën na doon août mën na doon septembre ni mu ko waxee. mais il faut que ñu waxtaan ci. c'est ça at bu bees bi ne day fekk li ñu defuloon ñu def ko set li nga xam ni kaaraange am na moyens yi doon am ak yeneen yu bari ñu war a xool liggéey boobu rek mooy liggéey bi nga xam ne. kon fi mu nekk nii foog décideurs yi autorités yi commencer envisager que ni année scolaire bii di ñëw. buñ ko xalaat mu commencer octobre. beneen bi ñëwaat. waaw bii di ñëwaat waaw xam nga ni moom mënul door moom octobre. kooku moom xam nga da ngay jeexal ren jii nga xam dafa yàqu xam nga yàqugul yaxeet yàqu na. waaye na ngay àggale noo koy àggalee nag ni muy demee ba dooraat nag at bu bees bi. at bu bees bi laa ni la kenn xamul ndax janvier lay door ndax février lay door ak bu dooraatee nag ñu xam ni bu boobaatee nag xam nga njàng comme ni mu ko waxee dafa am ñaata weer la war a am noo koy xayma ak yooyu bu ñu ragal mbir mi yooyu la ñu war a dugg. c'est ça dafa am yu bees yu xew. soo ko ragalee doo dem de. waaw loolu seen liggéey la de. surtout yéen waa coalition éducation pour tous. waay suñu liggéey la ba ma parce que am na sama benn doom sax bi ma doon waxtaanal keroog mu ne ma Pape xanaa bu ñu demee ci atum bu bees bi balaa ñuy demaat programme bu bees dinañu gën a tàggaat ci programme bi ma ne ko waaw enseignant kay c'est un pédagogue. donc enseignant bi dina war a xam ñu ne la répétition est pédagogique balaa ñuy dugal beneen programme kay dinañu seet au moins. parce que nga xayma seet parce que li ñu def nii mooy li ñu war a encore continuer di recueillir avis des professionnels de l'éducation.
nga xam ne xam nañ ak expérience yi ñu am comme ñu doyen wax léegi ñi nga xam ne ñu ngi doon jàngale ak ñeneen ñu basé wu ci loolu pour seet lu ñu war a def ba année bi mun a sauver année bi. man loolu mooy sama gis-gis. voilà doyen. dernier mot léegi yow nan nga yaakaar yan conseil nga mën a jox xale yi nga xamee ni jamono ji ils sont dans l'expectative xamaguñ nu ñuy def. est-ce que dañoo war a bàyyeeku parce que tamit si yombul tamit nga maintenir concentration bi war surtout nga war a def examen nañu dalal seen xel déglu seen waajur yi déglu jàngalekat yi ak jumtukaay yu bees yi itam xale yi ñu jàng di am na lu nga xam ne mën nañu ko jàngal seen bopp di lire ñun boobu te comme ni nga ko waxee ci jumtukaay yi souvent ils sont en contact avec leur professeur ak WhatsApp yeeg yooyu mën nga am benn exercice nga jokkoo ak sa prof mu expliquer la via WhatsApp tout ça yooyu voilà ak nga déglu itam waajur yi seetloo ci yokk itam te xam ni daanaka xayma bi bu amee itam nga waaj ko mu bañ la bett ndaxte ñun ñii li ñu daloon 68 dañu demoon comme ni nga ko wax dañu bàyyikoon man ci laa jëkk ñëw Tëngéej ci laa ñëw Dakar kër waaye ba ñu nekkee doorat mais xaw nañu sonn tuuti parce que ñun dañu yaakaaroon ni àdduna tukki na xale yi ñoom xam nañ ni léegi am na mag ñi leen wax ni daanaka dana ubbi waat xam nga boo yaakaar ni àdduna tukki na dootu dellu si doo waajal dara nañu xam ni àdduna tukkeegul yëf yi dana dellu si waat et daañu mën a toog fii ñu toog ñun tey jàngale université yi xale yi mën nañ ko yàlla mën na leen ko may na seen xel dal déglu jàngalekat yi déglu seen waajur gouvernement bi nag ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci jal bi nañu def li ñu war a def waaw li ñu war a def mooy déglu ak itam fexe ba yemale ku nekk ñu déglu la faydaal mbir mi. voilà ngeen gune yi tamit ngeen di seetaan émission yu mel ni salle des profs tamit ak Astou Mbène Thioub nga xamee ni ay enseignants yu am solo ñoo fay nekk di expliquer ay méthodologie mathématiques tout ça je pense que am na solo un dernier conseil tamit à l'endroit des élèves avant que ñuy tàqali. oui à l'endroit des élèves comme ni ko doyen waxee léegi ñun dañu war a continuer. di suivre seen cours yi à distance ak jumtukaay yu bees yi léegi yàlla may nañu am nañu ay réseaux sociaux ak yooyu yu bëri te ils sont en contact avec ñu si gën a bëri ak seen jàngalekat yi donc mun nañu jëfandikoo ci loolu ak seen parents yi aussi am na ay parents ñu gën a renforcer seen doom yi ci kër yi loolu aussi am na solo ak aussi ñu gën a continuer aussi di suivre ak yenn initiative yu mel ni yenn seen initiative yi ak ñeneen vraiment loolu am na solo pour ñu bañ a désapprendre parce que luñ ci gën a ragal mooy li nga xamoon ba xam nga perdre ko. parce que même situation bi sax de la ko exiger. parce que nee nañ ne bul génn bul doxi. parce que la ngay daw mu ngi ca mbedd mi. c'est ça mu ngi ci mbedd mi apprendre loolu mooy solution bi. voilà merci beaucoup doyen xaw naa jël ci sa temps. wuti parce que da nga war a daw dem université te fi mu nekk nii moom léegi 10 heures jot merci monsieur Sy voilà merci chers téléspectateurs lii lañ leen a andiloon tey jii mais plateau yi nekk jeexagul parce que tey jii journée bu spécial naroon doon ci éducation mais gis nañ ni yëf yi dafa jël beneen tournure ñeneen dinañ ci ñëwaat waxtaan ci voilà on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.